xam naa ni ba sànq bi may egsi xelam mu ngi woon ci ñëw teew fi parce que depuis ñu tàmbalee projet ba léegi mu ngi ciy jokk ak son petit frère Cheikh di ci waxtaan ak moom guddi ak bëccëg te itam xamaloon na ma ci bëccëg ne dina def le tout su paree li muy def mu ñëw teewee lii pour ñaar benn bi da koy def parce que Cheikh daf ko jar beneen bi da koy def parce que Cité Lamy daf ko jar Cheikh dafa nekk nit ku baax nekk xale bu ndaw mais nekk xale bu am ambition El Hadj man Cheikh bu may def témoignage ci moom damay wax ni voilà un jeune loup mais qui a les dents longues parce que Cheikh gis-gisam ak xalaatam macha allah loolu âge-am sax joxewu ko yàlla na ko yàlla lafal cat Cheikh bu dee ci liñ ko dénk ci lu jëm ci wàllu anamo ba nekk mexe jëf jëm fay jëf tey permettre na boo demoon tey ci département de Tivaouane amul benn kilifa bu fay nekk chef de quartier yëlli nga laaj ko Cheikh si xamu ko ndax acteur de développement la nekk ba dëkk ba yëpp tund wa xam ko ci mu de ko def ci jub di ko def ci mbaax di ko def ci nangoo liggéey ba encadré lu toll presque plus de téeméeri groupement mu yor leen di leen encadré ñuy liggéey loolu nag ku dul jàmbaar mënoo ko kon la ko Malick Mbaye dénk fële ca Ngaye Mékhé ñu leen di seedeel ni ci cadre ANAMO lañu ko sasoon ca loola def na ba def lu romb suñu njort kon Cheikh loolu baax nañu seedeel ko nit ñi beneen bi stop encore mooy Cité Lamy gii ñu nekk ak politique bi ñu bokk yaakaar naa ni bari na ndaw yu bari yoo xamante ni ñi ngi yëngu mais li Cheikh di def ak taxawaay bi mu am jëmale ko ci quartier bi du ma ne bariwul ay ndaw yu ko doon def waaye boo doon compte doone mukk ñett te boole woo ci Cheikh si kon Cheikh gàcce ngalaama lii mu def muy ab teen nga jël ko gas ko yaakaar naa ni borom xam it nañ ci dellusiwaat léegi Seck yaakaar naa ni dañuy wax ni ku gas teen liggéeyal nga lislaam loolu bokkoon na ci yi nga xamante ni dañuy wax ni mandarga la ci ab jullit mooy nga gas teen kon Cheikh teen bi da ngay jàpp ne boo ko gasee defar ko non seulement liggéeyal nga sa borom non seulement liggéeyal nga askan wi liggéeyal nga Cité Lamy mais yaa ngi liggéeyal ay génération future parce que waxuma la nit ñi mais mala boo xamante nii sax dem na ba mar naan ca moomu ndox yow tiyaaba ak yiwgal muy am yow di nga ko ci am kon lii amul pertement yéen waa Cité Lamy nag lii dama bëgg bu fekkente ni ndaw def na ko te nga xam ne xale la te dëkk ak yéen am ci yéen a def ko sama grand bi doon wax léegi avant moi wax na ko ngeen bàyyi ko xel bu baax ngeen bàyyi ko xel jàppale ko ngeen bàyyi ko xel accompagner ko ngeen bàyyi ko xel ñaanal ko ngeen bàyyi ko xel gunge ko mais ngeen bàyyi ko xel teg ko loxo parce que li wér te wóor mooy ku yor gi tax di la yóbbaale su amee leneen jarta wax te Cheikh li muy def man damay wax ni du alal ju bari du am bu bari mais dafa am lu tax mu di ko def mooy jom ju bari te mu wér ma ni jom ju bari moo tax mu di ko def loolu nag suñu koy seede foraatuñu di ko seede parce que dëgg la El Hadj Malick Mbaye mu ngi leen di sant di leen gërëm mu ngi leen di wax ni doyen Moussa Sy maire tuuti mu ngi leen di wax ni Cheikh rakkam la Cheikh xaritam la Cheikh collaborateur la mais li gën a am solo mooy Cheikh confident la mais beneen bi ci gën a am solo mooy El Hadj Malick Mbaye dafa wóolu Cheikh sur toute la ligne loolu nag baax nañu seedeel leen ko pour xamal leen ni ñoom ñaar seen diggante bu rafet la diggante bu ñu am yaakaar la diggante la boo xamante ni dañuy ñaan yàlla ngeen ñaan yàlla lépp luñ ci séntu yàlla na ko yàlla def Malick Mbaye mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ni kontaan na ci Cheikh kontaan na ci famille kontaan na ci képp kuy collaborateur kontaan na également ci ay frère am ak ay xaritam ak waa koñ bi yëpp ñuy profiter de l'occasion di gërëm waa Cité Lamy bu baax parce que damay wax ni ñun aar bu ñu duggee ci élection ren El Hadj yàlla dafa dogal koñ bi suñu fi amee ndam ba ñu wax ni jiitu nañ fi baax na buñ fu ñu toll bu ñu gisee ak waa Cité Lamy gërëm leen ca loola loolu nag dafa baax parce que nit bu la nit defalee lu baax da nga koy gërëm mais may dellusiwaat di wax ni grand El Hadj Diouf ñu ngi lay baral nuyoo bu baax a baax damay wax ni yow bi ngay oser à Cité Lamy booba il était très difficile d'oser te bi ngay oser booba kenn xalaatul oser kon suñu teewee ci mbooloo danañ la ko wax danañ la ko seedeel
di nuyu également ñi nga xam ni laa àndal yëpp teewal fi El Hadj Malick Mbaye muy Babacar Lo muy Thione Saliou Mbaj di As Gueye di Cheikh Fall ak ñeneen ak keneen ñoo xam ne teew nañ fi ñoom ñëpp te nga xamante ni Maodo Malick lañ fi teewal représenté ko fi mu ngi guddi mais liñ ci waroon a wax ëpp na loolu parce que Cheikh jar na ko jërë ngeen jëf merci. tey nag dañoo am contentement ndax lii nga xamante ni moom la ñu def fii sunuy papa sunuy tante sunuy mag sunuy raq amoon initiative bu def ko du dañ koo mën moo tax ñu def ko mais yàllaa ko boole ci sunu destin dañ koy def par force kenn mënu ci dara parce que lu yàlla bind ci sa jë ni àla kulli aalin danga koy def il va falloir nga def ko donc def googu ñuy def duñ ko bàkkoo nag ndax suñuy bàyyi dañ fay def lu ñoo xamante ni ñun mënaguñ koo def kon donc dañuy roy ci ñoom ngir def lu mel ni ñoom lañ daan def parce que je me rappelle déglu naa ci xëy na jamono jooju amuñu woon âge yi nga xam ni war nañu mën a permettre ñu xàmme lu bari mais en 92 si je me rappelle bien sunu baay El Hadj Aline Diouf ak ñim ko àndal ñoo xeex ba Cité Lamy courant dugg fi mais ci loolu aussi ñu amaat leneen nga xam ni mooy sunu poste de santé bii nga xam ni moom la ñuy tiitaroo sunu baay Moussa Sy ànd ko ak ay ñoñam ñu xeex ba poste de santé bi teew fi kon donc tey ñun suñu ñëwee gis lu ci mel ni sunu papa Matar Sapeur nekk ci koñ bi nga xam ni ku fi doomam wala kenn ci nit ñi ku béyam sax musaana dugg ci teen bi mooy volontaire woo waa Sapeur ñu dugg fi kon ñun dañoo am lépp kon donc ñun li tax tey ñu am fitu taxaw ci kanamu nit ñi di wax ak ñoom c'est parce que dañoo am ay mag ñoo xam ni ay modèle lañu tey nag su ma ñëwee ci ki nga xam ni moom la ñu dëppee teen bi tey di Baye Leyti Ndiaye ñun dañu am initiative bu tuddee ko teen bi initiative boobu ñu am c'est parce que suñu xoolee facture courant yi sax dañuy dàqantale près de Baye Leyti Ndiaye kon donc tey suñu amee initiative bu tuddee ko teen bi dañoo def lu ñu war et pourtant biñ koy def am nañu yéene bi def ko pour wax ni ñun Cité Lamy jeunesse bi mun nañ ñoo étiqueter lu ne mais kenn duñu étiqueter ñàkk jom kenn duñu étiqueter ñàkk gëm sa bopp Cité Lamy ndaw ñi nga xam ne ñoo fi nekk keroog bi ñuy defar teen bi ñoom ñëpp a volontaire yu jug wane ni ñun lii ñuy def ni ñun ñoo ko war a mën a def parce que ci koñ bi la ne keroog bi ñuy xalaat di tuddee Baye Leyti teen bi koñ bi jeunesse bi fi ne ñoom ñoo am initiative bi kon du man rek te pourtant bi ñuy am initiative bi waxtaanuñu si ak benn mag ñun jeunesse bi ñoo toog am initiative bu tuddee ko Baye Leyti ñoom ñëpp ñu rafetlu ko ñu ni Baye Leyti Ndiaye lañ koy tuddee ñu woo Pape Gata wax ci ak moom Pape Gata yëkkati 100 000 francs jox ñu ni ñu jël leen ko ngeen def ko par rapport à l'organisation tey bâche yi ngeen gis nii ak sonorisation bi lépp Pape Gata moo ko fay kon donc Pape ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla Baye Leyti fa mu tëdd yàlla na yàlla def aljana doon këram yàlla na saraxam yàgg ci seen loxo yàlla sunu borom xaare ko ci aljana yi gën a kawe ak ñi nga xam ne ñoo fi jóge nekk sunuy mag nekk sunuy baay nekk sunuy rak nekk sunuy sœur yàlla na yàlla xaare ñëpp aljana donc encore une fois de plus tey dinaa am beneen position bu may jël pour waxtaan un peu et je lance un appel pour que ñu xam ni ñun Cité Lamy on a tout Cité Lamy ñun ñàkkuñu dara parce que su fekkente ni tey yàlla sunu borom def na ni pour nga gagner la commune de Thiès-Est il faut que nga gagner école Maodo Kane parce que on a plus de 27 000 électeurs te pourtant ñun Cité Lamy war nañu mën a am benn représentativité boo xam ni fépp fu ñu mën a taxaw dañ ñuy dégg wala fu ñu mën a taxaw dañ ñuy xool wala dañuy xëcc ci biti di indi ci biir parce que aussi li tax ma di ko wax mooy man sama combat dama koy porter ci jeunesse bi ak ci jigéen ñi parce que jeunesse bi fi ne bëgg nañu mais dañoo amul bëgg nañu mais dañoo mënul mais su fekkente ni tey am nañu encadrement wala su fekkente ni tey ku ci nekk am na fañ la insérer dootoo ñàq bañ a defal sa bopp soo amee sa ndey ngay defal wala sa baay wala sa bopp mais gàcce la ci ñun par exemple ñun ñi nga xam ni yàlla sunu borom suturaal nañu ñu xaw a am as dërëm amaguñu dara nag mais xaw a am su fekkente ni ñoom dañuy am soxla ñëw tiis ñu ko joxe moo gën a metti joxe ñoom suñuy laaj gàcce lañ ciy am mais lii doon sax mooy ñoom ñu mënal seen bopp
ba suñu amee soxla du ñu dem ci ma Samba du ñu dem ci ma Demba mais ñoom ñoo koy fajal seen bopp man c'est ça ma mission te loolu lay xeex ànd ko ak ñi nga xam ni ñoom laa ciy àndal pour que bépp jeune bu nekk ci quartier bi nga mën a am d'abord une formation ba pare ñu mën la insérer soo amalee sa bopp di nga mën a jëriñ sa bopp jëriñ say waajur mais aussi jëriñ say dëkkandoo beneen bi ci topp mooy su ma ñëwee ci jigéen ñi tey ku ne xam na ni suñuy wax par rapport à l'autonomisation des femmes mooy jigéen mënal boppam mais ñun war nañu mën a encadrer suñu jigéen ñi dëkk ci suñu koñ parce que tantôt Pape Gata l'a dit yéenay suñuy Linguère yéenay suñuy Miss Sénégal yéenay suñuy Miss du monde kon mënuñu am lu leen ëpp te mënuñu am lu leen gën su fekkente ni ñun encadré nañ leen yàlla suturaal leen ba ngeen mënal seen bopp dina leen mën a permettre à ce que koñ bi ku fi amati xew balaa say mbokk di def say dëkkandoo ñooy njëkk a def te ñun ci lancé boobu la ñu ne di ci woo képp koo xamante ne ni nag autorité nga ñëw jàppaleel ñu waa Cité Lamy te xam ne ñun Cité Lamy la ñu am Cité Lamy la ñuy tiitaru guddi Cité Lamy beneen bi ci topp mooy ma waxaat ko pour mu leer c'est-à-dire suñu xoolee ngeen baal ma un peu ma expliquer récemment da ngeen xool par rapport ak les élections locales configuration politique u Thiès dafa changé mais tey le président de la République son excellence monsieur Macky Sall appel laa koy lancé mu xam ni yeneen quartiers yi dañ ko faa gagné mais Cité Lamy moo ko honoré ba ñu gagné école Cité Lamy kon donc tey ñoom suñu gagné li nga xamante ne nii mooy conseil départemental Cité Lamy la ñu gagné et lan moo tax ñun waa Cité Lamy mënuñu ñoo jox le maximum de considération pour que ñun ñu mën a am ay infrastructure lan moo tax ñun mënuñu ñoo jox le maximum de considération pour que suñuy rak wala suñuy jarbaat am lycée bu ñu jàngee 1960 la ñu am indépendance 1961 la ñu créé école Maodo Kane depuis 1961 jusqu'à nos jours amul benn infrastructure bu Cité Lamy am amuñu lycée amuñu SEM supermarché bu baax amuñu ko amuñu centre de santé poste de santé bi la ñu am donc nag tey dañu soxla doomu Cité Lamy yi ñu dooleel leen parce que suñu leen dooleelee mooy kenn ci ñun dootul am soxla di wàlliyaan yi di dem di seeti ka dëkk Aiglon wala dem di seeti ka dëkk Grand Standing parce que ka dëkk Aiglon du moom moo ñuy defaral Cité Lamy ka dëkk Grand Standing du moom moo ñuy defaral Cité Lamy ñun doomu Cité Lamy ñun ñoo mën a porter le combat pour changer l'image du quartier Cité Lamy nag nekk na quartier boo xam ni quartier bu yaatu la quartier bu bëri lu mu am la mais quartier la boo xamante ni ay bañkat ñoo fa dëkk en tout cas maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mais aussi di sant bu baax a baax monsieur Maodo Malick Mbaye parce que pourquoi ma di ko sant damay expliquer un peu pour mu leer mais tey c'est le moment ma wax par rapport à mes activités yi may def que ça soit les arbres de Noël que ça soit par rapport à mes inaugurations et tout Maodo Malick Mbaye du moom moo may jox 1 franc bu ma ko defee pour dama bëgg mu leer pour que nit ñi xam ni Cité Lamy ay jàmbaar ñoo fi ne doomu Cité Lamy ñu gëm seen bopp lañu Maodo Malick Mbaye pour être clair pour mu leer ci bopp nit ñi mun nañu toog 3 mois yu ñu dul déggante téléphone du xam sama soxla du man maay jël sama téléphone woo ko wax ko ni ko mu defal ma 1 centime pourquoi ma du ma ko def parce que dama jàpp ni am na jeune bu nekk sama koñ bu soxla 10 000 bu mu amul man su ma wootee di ñaante ndimbal rek su boobaa maa ngi lor keneen kon ñun liñ ñu war a defal nañ ko defal sunu raq yi fi ne defal ko sunu jigéen yi fi ne defal ko sunu mag ñi wala sunu yaay yi fi ne mais moom aussi mu comprendre loolu xam ni ki mu ko sékkal du ko jey te it du ko nëbal cela veut dire quoi mooy du ma toog fu ñuy yàqee deram parce que du ma yàq deram du ma toog fu ñu koy xalabe parce que du ma ko xalab du ma toog fu ñu koy diingatee parce que moom du ma diingat sunu ànd dañ ko tënk ci ñaar man ak moom suñu ànd dañ ko tënk ci ànd nawle tënk ko ci ànd ngor donc nit ki sooy ànd ak moom da ngay ànd ak moom si ànd ngor ànd ak moom si ànd nawle Cité Lamy nag su soxla keneen ku soxla ñàkk nga parce que ñi fi toog seen yitteeg seen bëgg-bëgg yëpp changer image du quartier bi la donc ñun loolu moo nekk suñu bëgg-bëgg et di leen wax ni projet yi ñu am pour Cité Lamy yaatu na bëgg nañu former jeunes yi nga xam ni amuñu benn formation ñu jéem leen a former utal leen métier ba pare insérer leen créer leen ay entreprise sunu jigéen ñi bëgg nañ leen a jàppale ci ay formation ak ay financement ñu jéem a xool aussi nan la ñuy def parce que ndaw ñi fi ne
des fois dañuy bëgg problème de connexion mais duñ ko am bëgg nañu aussi am un wifi public boo xam ni waa koñ bi képp ku bëgg a connecté wu di nga mën a dem foofu connecté wu ji te doo fay dara en tout cas projet yi yaatu na te bu neexee sunu borom nañu déroulé comme que li may wax souvent rek je ne suis pas dans la théorie mais je suis un homme d'action sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp yàlla na fi yàlla def jàmm. mais dafa am lu ma wax loo Thiat wax na ko Cheikh mooy Thiat wax na ko defe naa ni li mu wax ci El Hadji Alioune Diouf ku ne dégg na ko El Hadji Alioune Diouf il a fait ses preuves à Thiès il a fait ses preuves dans la cité Lamy. Je me rappelle dans un passé tout récent que El Hadji Alioune Diouf est un grand homme nit ku baax la nit ku jullite la nit ku bëgg say mbokk la cité Lamy bu accès fii mu egg en 1992 je me rappelle le 31 décembre bi ñuy tëgg sabar yi ñu naan courant bi dina am ak du am tu as pris les engagements à la cité Lamy nga ni bu courant amul ma démissionné 31 décembre lamp yi tàkk koñ bi toj dem si yàlla si Mbaye Diouf ñëw ba sawet ni comme man dama jóge sil moom te maa ngi fi guddi ak bëccëg nga taal lamp yi woor bi Alaaji waaw suñu doom ji wax dëgg mel na ni tey laa ko mës a gis wala tey lañ mës a waxante mais daf ma woo démb numéro inconnu je prends benn numéro laa mës a am 98 ba léegi ku ma woo ma jël lu ma mën laay def lu ma mënul duma ko def mu woo ma ne ma man maa ngi tudd Cheikh Sy doomu Tuuti Diop ak Moussa Sy ma ne ko ah ñooñu dey boo leen tuddee kon ma déglu la mu wax ma li muy wax ma kontaan trop yàlla xam na ni tey aw ma woon jot pour ñëw Thiès mais ma ni ko dinaa ñëw ndax li ñu bëgg mooy li ma ni réew ak dëkk gox boo fa dëkkee da nga cay bokk su ma gisee ku ne day def dara ngir ñëpp loolu faaw ma ànd ci ndax loolu rek laa mës a xam mais nag tubaab dafa ni c'est pas une erreur de ressembler à son père papa mi Moussa Sy dans les années 80 moo ma ni fekk ñuy def nawetaan mu ne ma régie am na fa un ouvrier boo xam ni mën na la defal ay camp comme camp yi am ci stade yi moo tax si tali bi moom rek a njëkk a am terrain de football bu am ay camp réglementaire papaam moo ñu ko waxoon kon nag moom it tey bu xalaatee def loo xam ni ñëpp lay jariñ kon li olof di wax doom bu niroog baayam wàcc na te loolu la def moo tax ñu ngi lay féliciter moo tax nu ñëw li ñu bëgg mooy ñëpp ñi dëkk ci dëkk bi ñëpp ci dëkk ci koñ bi ñëpp ñi dëkk ci réew mi sax di def lu mel ni li nga def di def ngir ñëpp loolu mooy suñu devoir nit nag bu defee devoiram na xam ni c'est le plus noble des devoirs de servir parce que li nga def mooy servir man prytanée militaire laa jànge li ñu jàngal mooy savoir pour mieux servir àddina loolu la jullit loolu la su ñuy wax jullit du julli gi muy tax a ñu ah déet waaraatewu ma nag ab séeréer moom defe naa du waaraate den rek ay tukulóor waaye dama ni jullit li ñuy xaar ci moom mooy muy def lu baax ngir yàlla te loolu nga def mon fils loolu faaw ñu encouragé la si faaw ñu gërëm la ci di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo la ci jàppale muy sa papa muy sa yaay muy Maodo Malick Mbaye mi nga tudd muy papa Ngata Ndiaye mii ak ñeneen képp ku jàpp ci bis bi
ñu ngi lay sant ñu ngi lay jàppale ndax lu waay defal waa Cité Lamy ñun la ko defal réew mi nag dafa toll foo xam ni waaw lii la ñu soxla dañoo soxla ñoo xam ni boolewuñ ci wax dañuy jëf pour askan wi te lii nga def exemple la dañ ko war a joxe en exemple à tout le monde bu fekkoon ni kenn ku ne fa nga dëkk yaa ngay seet lenn loo xam ni day jariñ ñëpp yow nga def ko kon jàmm ne ñooy ci réew mi te jàmm baax na de jàmm neex na de ku yabu jéem a dox jàmm ku gis tey la xew Ukraine nga gis ay yaay yore seeni doom sedd bi ku ne di jooy ñuy wuti fu ñu làqu ndax guerre ba ndax bombardé bi nga war a xool bu baax li ngay def nga war a fexe ba fépp foo mënti nekk nga ti fa saxal jàmm loolu moo nu jig yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko réew mi yëpp defal ko waa Cité Lamy lii ngeen inauguré tey yàlla na ci yàlla def sutura ba mu jariñ ñun ñëpp yàlla na nga fi jóge nag ba am yeneen initiative yoo xam ni day tax ba ñëpp mën di fi dajale parce que ñii fi toog tey wax dëgg ñu nag ñoom la woon li Matar Diouf wax parce que ñun ñoo màggandoo fi lañ juddoo fii kenn mënu fee jaay sa morom dara ñun ñëpp a yem ndax fii lañ juddoo fii lañu yaroo te nag amuñu lu dul fii man fii laa jógee dem Prytanée nekk ak classe ñoo xam ne ay doomu président la waaye ay doomu généraux amu ci kenn koo xam ne am na loo ma ëppale kon Cité Lamy gii laa fii lañ ma éduqué fii lañ ma jàngale fii lañ ma yare kon nag je suis fier d'appartenir à la Cité Lamy te dama bëgg waa Cité Lamy yëpp xam loolu c'est ça la vérité lépp loo xam ni bëgg nañ ko rek bu ñu booloo nekk benn mën nañ koo am sëñ Touba sëñ Abdoul Ahad Mbacké daana ko wax matt maa ngi ci àll bi ne gàññ bari ba dee waaye balees koy jariñoo des koy takk def koy say andi ko ci dëkk bi mën koo jariñoo loolu lu am solo la kon nag sama tonton Ndiaga Diop maa ngi koy nuyu di ko sant ay sama ñoom tonton Serigne Gueye ak ay gis naa fi xarit samay mag gis naa fi samay morom ñoo xam ne onagé gis naa fi samay grand frère Moussa ñii ñook sama mag la woon ñook amaat la woon ñii ñoom mënuñu dul nekk samay mag ku mel ni grand Sikan Oumar Kane mën naa citer seen waa kër yëpp parce que ñoom ñëpp dañoo dëggoog ñun kon nag ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant suñuy jigéen suñu grand yatt soxnaa ma ngi nii toog wax dëgg ñu ngi koy nuyu di nuyu tuuti ak ñi mu àndal ñëpp moom mi wax na ko Awa Kassé wax na ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp wax dëgg kontaan nañu képp kuy def dara daal ci koñ bi